boobu yéen kaay bi di enquête Pape moom li mu wax leer na mooy nañ dem. messieurs partez waaye dem leen ak point d'exclamation après le mondial kon l'enquête loolu la wax moom daal gis na ne président bu FSF di fédération sénégalaise de football ñëwaat na ci tension maanaam xëxante yi doxoon diggante moom ak Pape Thiaw ci seen contrat yi ci ay dysfonctionnement ci lépp loo xamante ni dox na ci digganteem ak Pape Thiaw wala Pape Thiaw ak fédération bi mu leer bon ne c'était pas en eau tranquille lu bari woon ay defante ak ay jàkkaarloo foofule ca États-Unis ci mondial bi kon loolu mooy li gën a fës ci l'enquête ñu dem ci Walf Quotidien Walf Quotidien moom Ousmane Diagne la def ci xëtam bu njëkk Ousmane Diagne président du conseil constitutionnel moom mooy président conseil constitutionnel bu bees bi kon fa lañ ko teg ci bopp conseil constitutionnel mu doon nomination bu am solo boo xamante ni boo jugee nekk garde des Sceaux ba pare buñ la falee kon président conseil constitutionnel nekk na palin bu am solo kon Diomaye Faye réhabilité na kii di Ousmane Diagne mu nekk nag loo xamante ni nit ñi bari nañ ci ay commentaires. ñu jàppee nañ ko ab réponse politique bu jógee ci président de la République ñi jàppee ko ne benn nit la boo xamante ni ci système bi la bokk kon coow li bari na ci dellu sikk Ousmane Diagne kon ki nga xamante ni moom mooy Diomaye Faye moo def lu nu mel. Abdoulaye Fall ba tey ci Walf Quotidien le grand déballage maanaam moom daal lépp luy mbóoti fédération bi ak mbóoti li nga xamante ni mooy équipe nationale def na ko ci kanamu àdduna bi yëpp xaw ma ba xam nga ay mbóot. waaw bu baax a baax. ay jafe-jafe yoo xam ne daal mi ngi génn. léegi kon amatul foofu benn secret les échos tam ñëw ci. moom les Échos nee na Abdoulaye Fall se rince sali Pape Thiaw et jette du sable sur docteur Fedior. kon moom résumé na lépp nee na ginnaaw génn bu mu génn rajaxe lépp ba pare nekk génn bu impertinente bu inapproprié bu inélégant les Échos daal bàyyilul Abdoulaye Fall dara. waaw nee na génn bi mu génn nekk na génn boo xamante ni c'est maladroit li mu yàq. moo ëpp lu mu defar bu dee am na lu mu defar amul pertinence génn bi amul solo ba pare génn bi àndul ak yiw àndul ak kersa kon Abdoulaye Fall boo xamante ni raxasu na ba set tilimal Pape Thiaw ba mu tilim ba pare xëpp suuf ki nga xamante ni mooy docteur Fedior les Échos loolu la gis mu doon benn diatribe boo xamante ni contre coach bi nga xamante ni dàq nañ ko ba pare la mais les Échos dafa ñëw tamit ci benn mbir boo xam mu ngi ci réseaux sociaux yi fan yi nekk mbir boo xamante ni mbir bu jar a taxaw la buñ ko bayee tamit wóorul ndax dafa am ay sénégalais yuy commencer di menacer ay guinéens yuy dund fii ci Sénégal ne ñoom dañuy def comme waa Afrique du Sud guinéens yi noonu lañ leen di def dañ leen fiy jëlee am ay guinéens yu nekk Sénégal neen ñu ngi leen di xaar de pied ferme. mais Pape balaa ngay yëgalee. xanaa sénégalais yooyu yëguñu ne Guinée ñoo ñuy may courant ñoo ñuy jaay courant depuis 2 ans. non seulement Guinée ñoo ñuy jaay courant Guinée ñun benn lañ ñoo bokk frontière. te ñun duñu ay sud-africain. te ñoo tee marché yi tey jii boo xëyee suba teel. dem marché yi. am na lu ñuy woowee xaalisu pël Fuuta. Guinéens yi ñoo fa nekk di financer góor jigéen mag ndaw nga jaayi ngoon nga delloo ko xaalisam. et puis am na loo xamante ni benn jalousie la bu doy waar yow guinéen bi et puis guinéen dafa am na ñoo xam seen origine Guinée la mais gënoo leen nekk sénégalais. seen maam sax fi la juddoo. loolu tamit lu mat a ràññee la beneen bi mooy dañu nekk ay nit yu am jom liggéey xeebu ñu liggéey. léegi liggéey boobu boo ko liggéeyee génération après bu yokkute mën na ñëw nga jënd sa kër jënd sa lii ils sont à l'aise yow liggéeyal comme ñoom. mais ngay indi ay fitna yu kenn xamul ay xénophobie loolu xajul suñu diggante Guinée. te malheureusement am na ay énergumènes yoo xamante ni ñu ngi koy def ci réseaux sociaux yi. surtout TikTok fa la seen panel yi am ay Guinéens yoo xam tamit seen site jóg na ñu ngi tontu. loolu nag les Échos ñëw na fi. ñëw na ci nee na Mbaye Dione la jox kàddu gi nee na mu ngi alerter gouvernement bi ci benn danger ay compatriotes yoo xamante nee nañ suba ni ki ëllëg dinañ dal ci kaw ay Guinéens
waaw suba lañ joxe deadline leen daw ci kaw ay Guinéens député bi moom saisir na ministre de l'intérieur ak ministre des affaires étrangères ne ko nag loolu bu mu ko soofantal kon il suggère de mobiliser la cybercriminalité la cybersécurité pour sévir contre ces entrepreneurs de la haine ñi nga xamante ne dañuy jaay haine maanaam bañeel ñoo xamante ni dayo bi mu am sa réew amoo ko ci léegi daal ñooñu Mbaye Dione def na lu am solo moom député bi nee na ministère de l'intérieur ak ministère des affaires étrangères bu ñu soofantal mbir mi ñi nekk ci TikTok bi ñu xàmmee lañ nañ leen jëli nañu jël seen matuwaay balaa leneen di fi xew te nag beneen différence bi nga xamante ni am na solo mooy sénégalais ñu ngi fépp ci àdduna bi sénégalais dafa bëgg tukki kon mënoo buntu xataal ay doomu jàmbur sa réew boo ko defee da ngay mettre en danger say propres frères kon lii daal musiba la boo xamante ni Mbaye Dione def na ci lu am solo Les Échos kon def ci article bu am solo suba la ñu wax ñooñu buñ leen xaar ba suba nañ leen fekk fa ñu nekk daal leen di jëli bu ko nag autorités yi deful lu xew ñu xam ne ñoom ñoo seetaan Vox Populi kon ñëw ci Diomaye qui réhabilite Ousmane Diagne à la présidence du Conseil constitutionnel daanaka ñoom ñëpp ci ñëw visite bu ki nga xamante ni mooy Macky Sall ne passera que peu d'heures à Dakar avant de s'envoler pour les USA. kon Macky Sall du yàgg Ndakaaru dafay ñëw rek jaar aéroport Yoff dina am xëy na quelques waa APR yu koy defal aide d'honneur tatagal ko mu jubal dem gisee ki nga xamante ni mooy Diomaye Faye daal di génnaat xëy na Chérif dafay bañ a déranger tamit. Tout à fait. parce que ancien président bu ñëwee foog mu sobre. foog mu def ko loo xamante ni presque en catimini voilà bëggul créer benn affaire boo xamante ni mën na gêner ki nga xamante ni moo ko wuutu nekk tey ci bopp réew mi. xëy na mën nañ ko comprendre noonu. que Macky Sall du fanaan Sénégal dafay ñëw rek après mu dem. et puis le contexte même n'est pas approprié. parce que tamit bu leen fàttali nii. y a un passif très lourd boo xamante ni mi ngi fi ci wàllu politique et que xaaruñu ci président de la République ba woon Macky Sall muy ñëw di yokk ci xar mi karaw parce que Sénégal jaxasoo na ba pare fu mu toll nii. jaxasoo na ba pare Vox Populi tamit ñëw ci fédération bi nee na fédération bi daal ñoom nee nañ defuñu dara bu leen kenn wax lenn ñoom daal assumé wuñu benn responsabilité li fi xew yëpp daal Pape Thiaw la. Pape Thiaw moom mooy def lépp l'observateur moom jox kàddu gi docteur Fédior mooy gynécologue bi docteur Fédior xam na ne du gynécologue donc jàng na gynécologie moom ca pandaw la mais nag def na formation moom médecin du sport la te yàgg na ci équipe nationale ba tax na Abdoulaye Fall bett na ko te li mu wax ñaawlu na ko ay wax la yoo xamante ni du waxu nit sax noonu la ko jàppee moom docteur Fédior nee na dàqul dem ci yoon dàqul kon yóbbu mbir mi ca tribunal pour tribunal àtte ko ak fédération bi rawatina Abdoulaye Fall muy xam le ne moom ak Abdoulaye Fall jote woon nañ sax foofu la ca États-Unis ndaxte bi ñu war a tase ak France dafa indi woon moom ay médecin wu boppam moom Abdoulaye Fall yoo xamante ne ay tubaab lañ mu bëgg leen teg ci banc bi jël Fédior teg fële Fédior nag ne ko yow doo docteur bay jël boobu li dogal ñu jàppante fa kon mbir mi yàgg na fa kon ki nga xamante ni donc dans les coulisses de la nomination d'Ousmane Diagne loolu tamit journal bi ñëw na si Tribune nee na scandale dans l'enseignement supérieur 5 directeurs démissionnent nee na enseignement supérieur bu Sénégal daal bu njàng mu kawe mi am na fa benn scandale donc à l'origine du désaccord le projet Espoir Jeune de 123 milliards de francs CFA. mbirum xaalis la scandale moom saa yu ñu ko waxee Sénégal. du sori xaalis. le chef de l'État s'en remet à la sagesse d'Ousmane Diagne noonu la ko journal bi jàppee nee na Ousmane Diagne ku sage la moo tax Bassirou Diomaye Faye indiwaat ko. Diomaye président nag moom kon kuréel googu ñu ngi ñaawlu bu baax a baax. kaddu yu Ousmane Sonko parce que dañ jàpp ne tamit Ousmane Sonko en tant que président assemblée nationale warul yëkkati kaddu yu ni mel loolu rafetul ci deru assemblée nationale rafetul ci deru kilifa gi mu doon
ndaxte di wax ne da ngay indi ay motion de censure di menacer gouvernement loolu du lu jaadu. Point actu nee na nommé à la tête du conseil constitutionnel. kon Ousmane Diagne lay ñëw kon Ousmane Diagne dellu siwaat na ci ñombaxtal li gannaaw bañ ko limogé foofule de manière spectaculaire ci gouvernement bi moom jàpp na ne Sonko moo ko jële woon ci gouvernement bi loolu la journal bi wax kon ñëwaat na il reprend service nekk le patron des sages nomination boo xamante ni mu ngi ñëw après la sortie de Sonko à Mbacké contre Diomaye et Al Aminou un magistrat qui a la réputation d'être une forte tête kon Ousmane Diagne dellu si na bu ñu jógee foofu dañuy dem ci Libération nag yenn saa yi damay xaw a am tuuti jafe-jafe ci commenter ay unam dafay xaw a salas tuuti kon Libération ñëw na ci 5 directeurs yi nga xamante ni ils se rebellent contre Boubacar Camara ba pare génn nañ foofu démissionné loolu Libération ñëw na ci ñëw tamit ci rencontre Diomaye Macky boo xamante ni muy gën a préciser wu yoor kon moom dafa ñëw ci Ousmane Sonko ni ko nu mu koy defee lu bare yoon Ousmane Sonko tamit moo nekkaat bile yoon à la une de yoor nee na doctrine Sonko liñ ko xàmmee mooy ay dëgg yu wex xat ci Diomaye FMI ak dette cachée ak panafricanisme Sonko amul lu wi layam yi ay waxam day leer nañ kon am na benn grand entretien exclusif boo xamante ni def na ko ak waa Al Jazeera ci yooyu la ñëw entretien boobu daal yoor def na annonce bi pour ñëpp dem seetaani waayam ji président politicien wala présidence politicienne loolu tamit yoor ñëw na ci quand les calculs de Diomaye passent avant la souffrance du peuple moom daal jàpp na ne Diomaye ay calculam ci wàllu politique moom la jiital ci li nga xamante ni moom la askan wi soxla moom askan wi yitteelu ko politique rek lay def suba ak ngoon guddi ak bëccëg. Le Soleil tamit nee na Abdoulaye Fall accable Pape Thiaw kon Abdoulaye Fall dal na ci Pape Thiaw dal yu métti jiñ ko lépp. Le Soleil tamit ñëw ci wàllu koom économie bleue et transport maritime koom goo xamante ni dafay jëm ci wàllu géej gi le Sénégal à la conquête de la mer kon Sénégal daal bëgg na ci wàllu koom mu def ay jéego ci li nga xamante ni moom mooy géej gi brevet de fin d'études moyenne plus de 195 000 candidats en lice loolu mooy BFM. BFM kon am nañ 195 000 candidats au moins yoo xamante ni ñoom ñooy wuti diplôme boobile mu nekk diplôme bu am solo ci seen cursus kon Le Soleil ñëw tamit ci Ousmane Diagne nommé président. loolu moom mooy journaux yi nga xamante ni ñëw na fi tey ci suba si. jërëjëf Pape Cheikh ñu ngi lay jaajëfal